asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle daal di fas yéene waxtaane lépp lu soxal jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci société de transport boobule di Dakar Dem Dikk gannaaw bi nga xamante ni jëlee nañ fa maître Moussa Diop indi leen benn DG bu bees daañu waxtaanee seeni jafe-jafe wante tamit waxtaanee lépp lu soxal wàllum transport ci jamonoy Covid ak tamit après Covid jafe-jafe yi nga xamante ni am na moo waral tey jii ñu dalal Mbaye Diaw nekk secrétaire général bu syndicat des transports routiers bu Dakar Dem Dikk nekk tamit chef de section logistique ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waaw salaamaaleykum Ndeye Comba. maa ngi am mbégte ak kontaante ci dalal bi ma dalal di nuyu mbokk auditeurs yëpp di nuyu tamit waa Dakar Dem Dikk yëpp di profité waale di jaale suñu camarade bi wàññeeku muy Ajaratu Tabara. ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana. amiin amiin voilà tey jii Mbaye Diaw kon ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité sax question bu ma lay njëkk a laaj mooy comment se porte Dakar Dem Dikk nu mu demee. exactement waaw alhamdulilah Dakar Dem Dikk se porte bien ñu ngi xëy di liggéey. donc donte fan yi ci ginnaaw amoon nañu ay tolof yu bëri mais fu mu toll nii ñu ngi liggéeyaat daal parce que kaar yi feesul daanul woon fees bu njëkk ba. parce que président ak ministre bi dañoo joxe woon instruction que ni. ak problème corona bi donc place assise yi rek mais fu mu toll nii comme que place debout yi ñu ngi am. donc ñu ngi gérer daal mais am nañu ay problèmes yoo xamante ni c'est à l'interne quoi. comme lu ci mel ni fan yi manque gasoil bi ñu am. ak aussi travailleurs yi nga xamante ni ñoom sonn nañ trop. guddi yi ñu toll nii parce que ku ci feebar doo faju. donc bari na daal ay problèmes yu nekk ci biir voilà. donc mën nañu wax Dakar Dem Dikk se porte mal bien. waaw donc. plus ou moins quoi. waaw parce que donc sa porte mal daal boo bëgg dégg-dëgg. tey jii dañ lay njëkk a laaj naka nga gisee départu ki nga xamante ni moom mooy maître bu Moussa Diop parce que def na fa ay at yu bari juróom-benn at su ma juumulee maître Moussa Diop mi ngi foofu yow ban jàngat nga am ci ni ñu ko limogé jëlee ko ci bopp Dakar Dem Dikk lan moo ci sa jàngat déjà. waaw donc loolu moom dinaa sawar trop ci tontu ci question boobu noonu. parce que moom tamit wax dëgg fa yàlla def na fa 6 ans. 6 ans yoo xamante ni nit fu mu def 6 ans doone def fa lu baax. donc def na fa lu baax comme aussi am na ay erreurs yoo xamante ni def na ko fa. donc ci kaw loolu nekk na fa ba jóge fa ak jàmm. donc keneen ñëw remplacer ko am ay projets yoo xamante ni am na ko am ambition boo xamante ni am na ko. yow métti na la li ñu fa jëlee maître Moussa Diop waaw wala déet. bon non man parce que du kii si man quoi. du man méttiwu ma. lu tax méttiwu ma parce que du événement si man quoi parce que xamoon naa ni tôt ou tard man CDI laa am moom mercredi bu nekk président mën na ko fa jëlee. moo tax man méttiwu ma. lan la yow xanaa ni mu yoree woon Dakar Dem Dikk daf la neexul en tant que liggéeykat wala. non du loolu sax. du loolu c'est-à-dire man fu mu def 6 ans directeur général bu def 6 ans tamit yaa ngi yàgg nga fa quoi. te aussi donc mun na am leneen lu gën Dakar Dem Dikk. comme leneen. mais apparemment kon yéen dafa mel da ngeen doyaloon ci maître Moussa Diop. non du doyaluñu woon ci moom sincèrement parlé du question de doyal wala kii quoi parce que daax kenn yéenewu ko kenn ku munti doon. mais aussi nit ki foo def 6 ans. def fa ay réalisation def fa ay affaires yu bëri. tamit wax dëgg fa yàlla donc am na fu mu jëlee Dakar Dem Dikk am na fu mu indi Dakar Dem Dikk. tey moom def na Sénégal Dem Dikk def na Afrique Dem Dikk AIBD am na ay projets yoo xam ne def na ko fa quoi. dëgg fa yàlla mais buñ ko fa jëlee c'est peut-être du si bilan. même bu fekkente ni coow li bari woon na mais peut-être c'est pour des questions politiques moo tax ñu jëlee ko fa. waaw donc loolu c'est des questions politiques te en plus. waaw xëy na peut-être yow loolu noo ko gisee. donc man gis-gis bu ma ci am mooy. man si j'étais à sa place. du ma prononcé wu ci affaire du 3e mandat. mais comme que prononcé wu na ci ba li ko ci fekk ko ci donc xëy na tamit moom moo ko bëggee noonu moo tax loolu fekk ko si. waaw mais wax dëgg fa yàlla donc li ñu naan ku njëkk a yeewu borom ndekki moom foo jaar nga tëddaat. te am na loo xamante ni wax boo xamante ni wax buy këpp gaal moom. kenn du ko yéen nan ko ni doon dundee ak DG maître Moussa Diop. waaw non wax dëgg fa yàlla. ci côté liggéey. ak fulla ak fayda. ñun suñu syndicat noonu lañ doon dundee ak moom. donc mosuñu fa dem di ko ñaan wala di ànd ak moom ci ay politique wala di taxawaal wala def yenn affaires yi. donc
amoon nañ collaboration boo xamante ni bu rafet la sincèrement parler donc seexoon nañ jàmm mais mosuñu tamit nekk syndicat wu direction àndu ñoo moom di ko jàppale wala di ko kii. bokkul leen syndicat yi nga xam dañuy créé wu ñëw ànd ak DG bi ci suuf. waaw donc am na ay syndicats yu daan def loolu mais ñun wax dëgg fa yàlla. ñun Moussa Diop ba ñuy créé suñu syndicat fekkewu ko donc bañ demee tamit am na problème yu bëri yoo xamante ni suñ ko daan réglé dañ daan dem ci bureau fëgg si table bi wax ak moom réglé ko ak moom. kon am na syndicat yu nekk Dakar Dem Dikk yoo xamante ni maanaam maître Moussa Diop lañ àndaloon. direction générale bi. waaw bon du fa ñàkk du fa ñàkk parce que 5 syndicats ñoo fa nekk. ñun ñoo mujjee juddu mais du fa ñàkk mais Mbaye foog nga wax ñu ñan la. donc yow bokkoo ci. non man bokkuma si. mais ñan la ñun ñoo mujjee juddu. parce que ñun ba ñuy juddu ba ñuy créer. donc dañoo nekkoon ci benn syndicat gis doxalinu syndicat boobu noonu jaarul yoon. ñu taxaw di ko fustiger. ñu dem ba ci biir ñu daaxuñu ba ñu daaxee 3 personnes lañ ñu créé syndicat bi tey yàlla dimbali nañ ci moment bi ñu toll ni 1 an et demi ñu ngi toll ci 400 et quelques membres. donc ma jàpp ni fulla ak fayda ak. liggéey mais yan syndicat ñoo nekkoon en connivence avec maître Moussa Diop. non wala direction générale am na syndicat boo xamante ñoo xamante ni vraiment intérêt wu travailleur taxu leen a woon jóg. non gisuma loolu nag sincèrement man dama jàpp ni. syndicat nga nekk ak direction ak nga ñàkk ak nekk ak direction yëpp. donc am na foo xam ne travailleurs yi buñ jaaxlee buñ ñëwee si yow war nga leen mën a défendre. parce que du ma toog fii nag di sànni xeer sama mbokk syndicalistes yi. di leen attaqué yi mais aussi ñoom ñëpp syndicat yi fa nekk yëpp kenn ku si nekk toll ngay guddi yoo xamante ni waa ji defal na la ay teraanga yoo xamante ni donc mooy loolu parce que syndicat yi fa nekk yëpp donc ku si nekk secrétaire général bu si nekk waa ji def na la cadre am fu mu la jëlee am fu mu la yóbbu man musuma dem ci waa ji ñaan ko musuma taxaw ci moom ne ko def ma lii wala def ma lële wax dëgg fa yàlla. mais nee nañ maître Moussa Diop lu mu def ci Dakar Dem Dikk ci wàllum innovation et tout benn DG musu ko def foofu yow loo siy wax. waaw moom sax dakay damoo parce que bi muy dem ci passation de service bi gis nañ ni lu mel noonu la wax que moom il a vraiment innové am na lu mu apporté xam nga ne avec maître Moussa Diop si la ñu gis ay Sénégal Dem Dikk bus yu rafet yi taaru yi gën a yokk ainsi de suite yow lan ngay wax ci loolu que maître Moussa Diop moom li mu réalisé ci Dakar Dem Dikk beneen DG réalisé wu ko foofu ci Dakar Dem Dikk même bu fekkente ni sax tout n'est pas toujours rose. voilà waaw donc am na ay réalisation yu bëri yoo xamante ni def na ko fa. nit ki tamit da ngay wax rek sa digganteeg yàlla mais am na loo xamante ni tamit wax dëgg fa yàlla ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéeykat yi ñoo koy dund quotidiennement donc suñu xool seddu si donc lu mel ni comme suñuy plan de carrière ak yeneen yoo xamante ni mooy loolu te aussi moyens yi nga xamante ne état bi jox na ko su ko joxee directeur bi nii man gëm naa ni moom it dina def résultat ko yu raw. mais yow d'accord woon ne maître Moussa Diop li mu def keneen defu ko. non d'accord naa ni def na fa dara wax dëgg fa yàlla. innové na indi ay Sénégal Dem Dikk indi AIBD def na innovation yu bëree bëri yoo xam ne def na ko biir Dakar Dem Dikk mais loolu tamit dafa fekk état bi dooleel ko jàppale ko te état bu jàppalewulee Dakar Dem Dikk directeur bu mun di ñëw mënoo def résultat te moom wax dëgg fa yàlla durant magistère am état bi jox na ko ay moyens jàppale na ko. mais am na ñoo xam dañ leen di jox moyens mais du ñu def résultat. bon donc moom day wax dëgg fa yàlla jox nañ ko ay moyens te am na résultat yoo xamante ni donc gis nañ. tey boo ko doon noté maître Moussa Diop après ñu dem ci seen DG bu bees bi défi yi nga xamante ni moo koy xaar boo doon noté tey maître Moussa Diop ci at yi mu def ci Dakar Dem Dikk. waaw dama koy may 8 sur 10 rek voilà. 8 sur 10 ah kon maître Moussa Diop jàmbaar la. dina am moyenne quoi waaw. d'accord léegi tey ji lan mooy xaar naka nga gisee ñëw Oumar Boun Khattab Sylla ci boppu Dakar Dem Dikk. waaw donc gis-gis mu am ci Oumar Boun Khattab ci lu mu ma jot a wanagum parce que tamit man damay xaw a tey ci ay mbiru directeur bu ñëw donc directeur bu ñëw bees donc da nga koy bàyyi mu xool mu gis moo tax bañ daaxee Moussa Diop bokk naa ci syndicat yi nga xamante ni donc defuma conférence de presse defuma waxuma dara dama jàpp ni peut-être kii ñëw xëy na mën na tane wala mën na yées moo tax tamit ma xawoon am benn tekkaaral mais bu ma gisee waa ji wax def tournée am nañ yaakaar boo xamante ni travailleur yëpp amaat nañ ko ci moom lan la wax lu dal seen xel donc moom nee na condition de travail yi nga xamante ni liggéeykat yi nekkee nañ ko biir Dakar Dem Dikk dina fexe nu mu ko améliorer aussi lépp loo xamante ne injustice la biir Dakar Dem Dikk dina fexe nu mu ko defaree te aussi tey bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax Dakar Dem Dikk société bu existe depuis 20 ans la mais tey boo demee ci terminus yi da ngay rus boo demee ci gaar yi da ngay rus boo demee ci dépôt yi da ngay rus condition de travail c'est catastrophique liggéeykat yi sonn nañ
ñi nga xamante ni ñooy xëy di jàmbaar yi ñi nga xamante ni ñooy rey seen bopp di xëy di kii pour société bi avancer ñooñu kenn joxu leen cër kenn joxu leen comme ñan exactement mooy comme les receveurs les conducteurs les techniciens maanaam ñiy dawal waaw ñuy dawal waaw ñiy contrôler yan technicien ñuy defar kaar yi mécaniciens yi techniciens yi waaw ak agent de sécurité yi ñu nekk infra ak bagage maanaam ñu nekk ci terrain bi waaw ñu nekk ci terrain bi daal donc seen cër des na bu baax a baax lan mooy seen cër salaire yi dafa baaxul bu ñu feebaree duñ faju dañoo amul centre de sécurité au travail lan mooy seen jafe-jafe Dakar Dem Dikk jafe-jafe bu njëkk mooy seen plan de carrière parce que da ngay gis ku liggéey ku nekk ci poste 10 ans 15 ans mun loo avancer man am na ñoo xamante ni depuis 2005 ba léegi ñun ñoo ñëwandoo Dakar Dem Dikk nekk ay receveur ba tey mënuñu avancer ñu nekk receveur moo nekk receveur moo dal technicien yi moo dal agent de sécurité yi moo dal ñeneen ak ñeneen te tamit nit kuy liggéey ku nekk da ngay ñaan yàlla avancer te dafa am loo xamante ni dafa am lu fa nekkoon muy pacte social et de croissance économique boo xamante ni ay délégués ñoo ko signé woon ci délégués yi ko signé woon ñoom ñëpp dañoo am promotion may directeur bi pouvoir discrétionnel mën na jël fekk gardien fa la ñëw def ko chef wala def ko cadre donc loolu lañ bëgg ñu réparer ko parce que injustice mënut a passer. maanaam ñu am plan de carrière. comme par exemple nga nekk receveur ba noppi nga avancé nekk lan. nekk contrôleur wala régulateur wala nekkaat leneen wala lu ñuy jël ci kër gi bu fekkee am na poste vacant bu am ci kër gi ñu def promotion interne jox ko ñi nga xamante ni. donc seen jàng ma kii nañ ko ñu jox leen ko ñoom. léegi Dakar Dem Dikk seen salaire yi dafa baaxul wala baax na. donc xam nga tane na xam nga salaire moom si Ndakaaru. ñëpp xam nañ ni donc dañuy suturloo rek mais tane na daal. tane na waaw mais maanaam. bu ñu sañoon ñu gën ko foog nga wax jafe-jafe yi. maanaam li ñu leen di fay baax na baaxul voilà wax nga plan de carrière bi que évolution du am da ngay nekk si benn statut rek pendant une dizaine d'années et tout. mais su weesoo plan de carrière bi li ñu leen di fay baax na wala baaxul. waaw xam nga du ma toog ci rajo di wax surtout ñuy dawal xam nga ko parce que liggéey bi tamit yombul. waaw xam nga du ma toog ci rajo di wax naan lii lañ ñuy fay wala lee lañ ñuy fay. mais daal xam naa ne ñu ngi ciy suturlawu. mais baax na wala baaxul. tane na rek. parce que di nga gis ko taxaw ne on est bien payé. non nous ne sommes pas bien payés. voilà exactement donc tane na ñu ngi ciy suturlawu. tane na mais li gën a metti mooy. ñi nga xamante ne ñooy mouiller le maillot ñooy sonn di rey seen bopp guddeeg bëccëg ñooñu ils sont très mal payés. ñi nga xamante ne nag ñooy xëy ba ngoon jot amuñu benn njëriñ ci société bi amuñu benn njëriñ ci Dakar Dem Dikk. ñu xam sax lu ñuy def ñoom la ñuy fay ngan di salaire yi. loolu moo ñu metti ñun. ak lan waaw loolu moo ñu metti ak aussi suñu protection sociale. tey man ni may wax ak yow ni sama doom maa ngi ko bàyyi hôpital aw ma ordonnance amu suñu pharmacie yëpp tëj nañ leen. amuñu buñ feebaree duñu faju xam nga donc loolu dafa metti maanaam dañu amul prise en charge médicale wala lan exactement comme ça nga expliquer ñu comprendre. merci beaucoup dañoo am suñu IPM boo xamante ne dañuy dagg chaque mois kenn ku nekk 3500. donc ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk suuf. cadre yi ñoom dañoo am seen assurance maladie ñoom affaire bi concerné. cadre yi ñoom am nañ assurance maladie. am nañ assurance mooy directeur bu ñu feebaree ñoom dañuy dem clinique jël en charge voilà clinique bu leen neex wala hôpital bu leen neex wala fu leen neex fa la ñuy dem faju ji mais ñun ñi nga xamante ni ñooy rey suñu bopp. nekk ay receveur nekk ay contrôleur nekk ay régulateur nekk ay chef de gare ñun suñu bopp ñun bu ñu feebaree dañuy am tous les problèmes du monde parce que dafa am benn collège IPM boo xamante ni ñoom ñoo ko faloon ñun ñoo ko faloon depuis 2010. seen mandat jeex na bu yàgg ñoom ñoo jël affaire bi détourné li nga xamante ni moom la liggéeykat yi waroon fajoo ñu jël ko yóbbu ko defar seen centre médicaux. maanaam. waaw yéen dañ c'est vrai amoo leen assurance maladie mais ñu ngi leen di dagg. 3500 IPM par mois wala par an. non par mois lañ lay dagg. 3500 direction bi complété beneen 3500. léegi mu nekk 7000 francs par. ci condition yooyu bu ngeen feebaree dans les normes naka la war a demee. bu ñu feebaree. dañoo war a dem ci pharmacie. ñu jox ñu ordonnance. ñu jox ñu garab. bu ñu demee hôpital tamit suñu prise en charge la ñuy yóbbu. mais loolu amul Dakar Dem Dikk guddi ñu toll nii. te loolu tamit fu mu toll nii. te ñu ngi continuer di leen dagg. ñu ngi ñuy dagg. ba pare dañuy dagg ay 20 000 ay 30 000 suñuy salaire te ñun comprendre uñ ba tey te li gën a garaaw mooy tey jii nii imagine chauffeur buy dawal nga jox ko car buy def 100 personnes 50 personnes doomam feebar wala jabaram feebar. yaa ngi dégg amul ordonnance bu mu ko mën a fajee mais kooku yaa ngi koy indil problème. mais dama ne. ci cotisation boobu ngeen doon def. waaw maanaam bu fekkee cotiser nga 3500 yi. conditions yi boo feebaree yow Mbaye Diaw dañ lay jël en charge totalement wala dafa am lu ñu lay jël en charge ci hospitalisation yi ci analyse bi ci garab yi ainsi de suite loolu laa bëgg nga expliquer. dañ ma war a jël en charge
entière muy ordonnance yi muy hospital yi muy analyse du ma fay dara ci kii bi mais dañ koy dagg sama bulletin de salaire la moitié la ñuy dagg maanaam 50% yi IPM bi moo koy fay beneen 50% yi dañ la koy dagg sa salaire. d'accord te IPM bi yéen a ko cotiser. ñun ñoo ko cotiser. d'accord kon tey ji bu dee fekkente ni da nga hospitalisé mu nekk par exemple 200 000 francs 100 000 yi si sa salaire lañ koy dagg. dañ koy étaler dagg ko sa salaire. léegi beneen 100 000 yi ci moom la IPM bi di jël en charge. d'accord waaw léegi. waaw allez-y. léegi ban problème la IPM boobu am. moo ñu jaaxal ñun. parce que ñun ñu ngi dagg suñuy bulletin yi ñuy dagg suñuy salaire. te ñun mënuñu faju. pharmacie bu ñu dem dañuy daax comme xaj. hôpital bu ñu dem dañuy daax comme xaj. te loolu tamit mënul continuer c'est au temps de Moussa Diop li mu fa nekk yëpp. Moussa Diop nee na amalu leen dërëm fay na leen xaalis. dem na ci diggante bi am ñoom taxaw nee nañ carrément waa ji daf leen ameel xaalis. waajan non Moussa Diop. yaa ngi dégg maanaam direction bi quoi xam nga gouvernement moom continuité la. mais fu mu toll nii ñun luñ xool mooy su fekkee ni fu problème bi mënti nekk. nañ ko régler nu mu gën a gaawee. parce que ku ci dee wala ku ci am problème ñoom ñooy responsable. te su ngeen feebaree kenn du leen jël en charge kenn du ñu jël dara en charge. guddi ñu may wax demee pharmacie dañuy daax ci 3200 agents 3200 agents lañ. benn pharmacie moom moo ñu daan jox garab. te pharmacie boobu noonu pour nga am garab il faut nga xëy 3 heures du matin wala 4 heures du matin dem rank. su valeur 150 000 lay jël par jour. mais dafa metti travailleurs yi sonn nañ damm nañ taay nañ ci IPM bi nii mu ngi bëgg a yóbbu nit ñi yomal xiyam. léegi bi ngeen ko waxee DG bi si temps Moussa Diop lu mu wax amee lu leen xaalis. non xam nga cotisation yi. bu ñu ko daggee dañ koy reverser. yaa ngi dégg mais xam nga directeur bi ñëw na. xëy na peut-être problème mu signature day am. ak problème mu procédure. donc ku bees ki ñëw na keneen ki dem na donc ñu ngi nekk si problème yooyu. mais fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla ñun mun ñu xaar parce que ku feebar mënul xaar. mais problème IPM bi c'est depuis quand. donc problème IPM bi c'est depuis très longtemps. mais ba léegi mënu ko régler. ba léegi kenn mënu ko régler. te ñoom ñun travailleurs yi ñun dañoo amoon benn waay bu ñu doon wax Omar Diop. moom moo gënoon ci liggéeykat yi. moom ba mu fi jógee wax dëgg fa yàlla ki nga xamante ni moom moo ñëw. yaa ngi dégg remplacer ko dañoo amoon yaakaar ci ñoom parce que ñoom dañuy faj suñu yaay faj suñu papa. faj ñu mais luñ ci gën a constater mooy. ñoom ñoo gën a yées li fi nekkoon. et pourtant seen mandat jeex na bu yàgg nanguñu dem élection te dañoo war a dem élection ñu changer bureau bi. changer ñi nga xamante ne ñoo ko gérer ñu auditer leen topp leen ci yoon parce que ñoom li ñuy def maanaam ñu ngi bëgg a rey liggéeykat yi. parce que yaa ngi dagg salaire jàmbur kon da nga bokk si ñi naan maître Moussa Diop mi ngi dem mais foog ñu audit ko. xool ba xam nu mu yoree woon boîte bi ainsi de suite jaar na yoon parce que man mënuma comprendre yéen ñu leen di dagg xaalis boobu ci seen salaire ainsi de suite te boobu ba léegi su ngeen feebaree yéen a jël seen bopp en charge complètement Maître Moussa Diop li mu fa nekk yëpp mënul régler ce problème là. xam nga yéen tamit ngeen ne teg xam nga auditeur directeur général bu munti doon dafa am ay procédures yu fa nekk ay OFNAC ay kii yoo xamante ni ñoom ñoo gérer loolu. ay Cour des comptes ak yooyu noonu yaa ngi dégg ñoom Moussa Diop buy dem dina def passation de service li mu fi def ak li mu fi bàyyi dina fi mais ñun waxuñu IPM dafa autonome. IPM bokkul ak gestion. ça n'a rien à voir. yaa ngi dégg travailleur ñuy cotiser mu am conseil d'administration Moussa Diop nekk foofu yëpp le ce problème mënu ko régler. non mënu ko régler parce que dafa ñëw fekk fa bor bu yaatu. ba mu ñëwee moom fay na bor bi ba jeexal ko. ba taxaw nañu carrément ameelu ma ñii dërëm. yaa ngi dégg mais problème bi mooy bu cotisation yi tegaloo bu yàggee rek après bor bi day ñëwaat. léegi fu mu toll nii nag ñoom seen bopp. dañoo créer seen centre médicaux pour jéem a arnaquer liggéeykat yi. ñan ñoo créer seen centre médicaux. muy ñoom waa IPM bi nga xamante ni benn syndicat majoritaire bu nekk foofu ñoom ñoo ko diriger. yaa ngi dégg mooy ñoom Goudiaby ñoom waa UDT Goudiaby sax sama père la du ma tudd turam fii. mais waa UDT non du question de ragal par respect du ma ko kii non du loolu musuma ko manquer respect te du ma toog ci plateau di ko manquer respect wala di wax ci moom. parce que fii la nekkoon suñu papa la dem na retraite. mais coolo dégg naa ko Goudiaby dafa créer centre bi ainsi de suite. créé wu ko conseil bi ñoom ñoo ko créé. waaw yaa ngi dégg ñoom ñoo ko créé. donc non bi ñu ko créé doon ngeen si tudd Goudiaby. ñoom bañ ko créé Moussa Diop lañ ko tuddee. ñoom ñoo créé seen centre tuddee ko maître Moussa Diop. parce que boobu mu ngi leen di arrangé boobu ñu ngi ànd di def xam nga rek bëgg créé affaire bi. bañ demee ba nga xamante ni xuloo nañ seen biir. ñu rocc ci tur bi tuddee tuñ ko Moussa Diop. mais ñun loolu yëpp amuñu importance xam nga la moo ñu amal importance soxna si. mooy liggéeykat bi warul feebar. te du mën a faju. léegi centre bi pour lan la centre. non centre bi dañoo ut seen médecin wu bopp ut seen kii wu bopp léegi comme ça boo feebaree. dañ lay orienté ci santé dañ lay
orienté ci centre bi su ko defee ñoom bénéfice yi ñuy am ñu séddoo ko seen biir c'est que loolu mooy xeetu sàcc loolu mooy xeetu détournement d'objectif. dañu créer centre bi. pour waa Dakar Dem Dikk kese. pour ñëpp du pour waa Dakar Dem Dikk kese. dañuy def consultation interne ak externe. yaa ngi dégg mu ngi mel ni comme tey jii nii yow nga nekk sama soxna ma lay jox dépense. chaque jour pour ngay toggal samay doom ñuy añ. mais ci dépense ma lay jox yow nga wëlbatiku waat créer ci sa propre restaurant. di jaay ci mbedd bi di jaay ci biir di yàqal say doom. di yàqal ñi ci biti. yaa ngi dégg te man maa lay financer dépense bi travailleurs yi ñoom ñoo financer centre médical bi. léegi centre bi dem di defaat yeneen service di ci gagné xaalis di gagné ci biir di gagné ci biti. léegi liggéeykat yi lan lañ ci gagné. dara gagné wuñ ci dara gën a sonn gën a dee donc loolu moo ñu metti ñun. ba tax na loolu dañ koy porter yóbbu leen ci yoon lu yoon wax ñu xam ne lii la yoon dogal. est-ce que yow d'accord nga ci ñi naan nañu waxuma IPM à part ñi naan nañu auditer maître Moussa Diop. bon waaw mais xam nga tamit auditer moom. parce que am ñu doon wax nañ ko auditer gaaw bala moo ñibbi France. wala mu dellu France mais moom dem na ñëwaat na. yaa ngi dégg te yaakaar naa ni man jàpp naa ni daal. cour ñi nga xamante ne ñoo capable pour auditer ko. ñoom dinañ def seen liggéey waaw. mais yow d'accord nga si wala d'accord. bien sûr d'accord naa si. mais yow xanaa da nga ragal maître Moussa Diop du question de ragal. c'est nekkoon na fi jóge na fi. waaw bëgguma di dugg ci ay yenn détails yoo xamante ni donc. mais moo doon DG bi parce que problème de gestion yi ngay wax yëpp. waaw c'est sous son magistère. d'accord même bu fekkee am na lu mu fa fekk tamit foo def 5 ans wala 6 ans ça c'est trop. merci beaucoup mais yow yaa ngi kaas mais ñeme woo tudd maître Moussa Diop. non du question de ragal tudd wala affaire bi. mais dafa di loo xamante ni. donc moom mu ngi fii Sénégal toog fi ne cour directeur. mais yow d'accord nga ñu audit ko wala buñ ko audit. non si bien sûr mais dinañ ko auditer quel que soit alpha dinañ ko auditer. am na ñoo xam kenn audité wu leen. man de boo gisaguma ko parce que directeur bu mës a jaar Dakar Dem Dikk boo fa jeexalee dinañ la auditer am nañ fi ay directeur général yoo xamante ni tëj nañ leen fi kaso Dakar Dem Dikk lañ nekkoon tëj leen kaso feu Christian Salvi dafa jógee directeur général gars yi tëj ko kaso gars yi épinglé ko ak ñeneen yaa ngi dégg mais xam nga mbiru audit moom. man awma compétence boobu pour wax ci wala pour kii si. parce que bokkuma fu ñuy. mais yow d'accord nga ñu déglu ko xool ko. càmbar ko bien sûr bu fekkee ni moom kii na kay. set na ni wecc. wala dafa am lu muy tax wala luñ koy taxal. mais su boobaa yoon dina def liggéey. tey jii yéen lan ngeen di xaar ci Oumar Boun Khattab Sylla. lu ñuy xaar si moom bëri na trop. bëri na trop ba foo ko natt weesu na ko. lu ñuy xaar ci moom lu njëkk mooy. mu ñoŋol nekk nu liggéeykat yi. maanaam seen condition de travail. bu ko defee ba pare mu xool tamit seen plan de carrière. mu xool tamit ñi nga xamante ni ay liggéeykat lañ mérité nañ avancer mérité nañ am promotion mu defal leen promotion mu moytu tamit kenn bañ ko dugal ci ay affaire politique wala affaire xam nga. mouvement ak yooyu noonu yooyu ay xeetu dóor la yoo xamante ni dafa nekk. yow politique woo yow. man bokkuma parce que si kanam dinaa leen laaj parce que syndicalisme ak politique bi. non bokk na si liy jaxase seen Dakar Dem Dikk boobu. bokkuma benn parti politique. guddi ñu toll nii. bokkaguma benn parti politique. te ba si ni may nekkee secrétaire général ba ni ma fiy jugee. kenn du xam fan laa fa. bokkoo ci Sonko bokkoo ci Macky Sall. non bokkuma ci Khalifa Karim. parce que njaboot gi dafa yaatu te boo njabootee da nga war a yemale ñëpp. yaa ngi dégg man kenn du ma gis may dem damay campagnal kenn wala damay politiqueal kenn. Moussa Diop nekk na fi ba jóge fi musuma xam fu Podor féete musuma ànd ak moom politique musuma ànd ak moom campagne et pourtant am na ay secrétaire généraux yoo xam ne dañ daan ànd ak moom di campagne di politique. d'accord léegi ak lan ngeen di xaar ci Oumar Boun Khattab. waaw li ñuy xaar ci moom mu gën a moderniser Dakar Dem Dikk. gën ko moderniser jàppale exploitation bi jàppale réseau bi parce que réseau Dakar Dem Dikk clients yi sonn nañ équipage yi sonn nañ 2 heures de temps ngay toog doo am car 1 heure de temps doo am car. donc renouvellement bi kii na mais aussi mu réorganiser waat Dakar Dem Dikk parce que Dakar Dem Dikk guddi ñu toll ni moom comme sabar gu tas. maanaam. donc y a trop de chefs yoo xamante ni donc xamuñu sax. réellement seen mission ak seen rôle. loolu moom moo ñuy metti ba nga xamante ne ñi ci suuf toujours dañ leen di fàtte te aussi bu bëggee réussir tamit na def très attention. moytu yenn simikatu veste yi nga xamante ni. directeur bu ñëw ñu solol ko veste bu bees. il faut tamit mu jéem a éviter loolu. am fulla ak fayda am rigueur ci liggéey bi. su ko defee dina réussir. mais bu ñëwee àndul ak fulla àndul ak fayda amul benn rigueur day échouer. wax dëgg fa yàlla te aussi na bañ a def départ gaynde arrivé muus parce que tamit souvent loolu day am mën nga ñëw am ambition liggéey am kii liggéey mais su fekkee ne ñi la entouré wala ñu la kii nañ la mun nga am safaan Dakar Dem Dikk amuñu problème mu directeur. mais problème mu système lañ am. système bi moo doxul. mais pas ay directeur parce que ñoo ngi suñu 5e directeur am nañ fi directeur boo xam ne dafa jógee dem nekk ministre. am nañ fi directeur boo xam ne tey mu ngi ci yeneen société de liggéey.
mais directeur boo mënti am. bu fekkee ne tey jii nii équipe bi nga war a kiiwal équipe bi kiiwuñu mënoo def résultat. mais lan moo tax Dakar Dem Dikk clients yi dañuy taxaw lu yàgg ci arrêt bi du ñu am bus lan moo tax seen trafic yéex bu ñu ko comparé ak peut-être aftu ñoom ñooy gën a gaaw booy xaar bisu Dakar Dem Dikk. mën nga def sax 30 minutes wala 1 heure de temps di xaar benn bus. waaw loolu lan moo ko waral. c'est que loolu réseau bi la. en plus ñëpp xam nañ ni Dakar Dem Dikk. donc du wàcc du jàdd aftu bu nga ciy dugg bu xatee mu dévier teegi dem. Dakar Dem Dikk du dévier du jàdd moom itinéraire am normal lay jël mais en plus tamit li gën a yokk loolu mooy car yi nga xamante ne gouvernement bi da koy faral di indi. par yombute. ni ñu leen ko indien yi di joxe ak ni ñu leen ko chinois yi di joxe day yomb ba. ñoom dañuy ñëw rek jël ko sa loxo population yi. les cars yooyu suñ dawee 1 an 2 ans 3 ans 4 ans bu ñu amulee pièces de rechange yu leen accompagner suñ demee ba benn moment dañuy commencer di rës. di yàqu di panne loolu moo ñu dal guddi yu ñu toll nii ba nga xamante ni cars yi ñu amoon yëpp. dañoo panne presque la bu dee 400 cars 300 yëpp guddi yu ñu toll nii dañoo panne te pièces yu leen di yëkkati donc pour nga am ko problème la. loolu moo tax seen rotation bi day yéex day fréquence même bu fekkente ni sax am na une certaine. un certain professionnalisme boo xam ne. clients yi wax nañ ko si vraiment. liggéeyu Dakar Dem Dikk. mais lan moo waral tamit seen syndicat yu bari Omar Mbaye plutôt seen syndicat yu bari na te souvent sax dañuy wax booloo mooy doole. mais da ngay gis benn entreprise rek Dakar Dem Dikk ngeen bëgg a am fii. 5 wala 6 wala 7 ku mer rek génn créer sa syndicat comme yéen. comme que yéen a ñun dañ ñu dàq te ba ñu dàqee nar ñu woon créer syndicat sax mais liggéeykat yi ñoo am yaakaar si ñun. donc am kóolute ci ñun. donc jàpp mais bu dee benn entreprise ngeen nekk. ngeen booloo falaay ñëw nekk benn jiital kenn falaay ñëw. kaas est-ce que bañuñu loolu te loolu ñun si dynamique boobu lañ nekkoon. mais dafa fekk ni ginaar bu ko xeebal jàngoroom. te aussi dafa am loo xamante ni tey jii nii ñun dañoo ñëw indi syndicalisme bu bees. nouvelle forme de syndicalisme. boo xamante ni lu bees lan ngeen indi. non dialogue ku teg syndicat naan man sama syndicat dafa bees. xaaral ma expliquer la dialogue. waxtaan jubóo man mi ngay di wax ak yow. j'ai fait 16 pays dans le monde. j'ai été aux États-Unis en France en Belgique. donc dëkk Afrique yu bëri dem naa fa. je représente sur le plan africain. donc am naa ay ndomba tànk yoo xam te ne am naa ko fi même sur le plan national. je suis conseiller dans le haut conseil du dialogue social. kon donc syndicat moom. kenn du ma ko jàngal xam naa ko bu baax a baax. mais dafa fekk ni société boo xamante ne 3200 agents lañ. yaa ngi dégg 5 syndicats nekk fa loolu dama jàpp ni loolu lu raisonnable la lu xel nangu la. te boo demee Sénélec wala nga dem SONE wala nga dem SDE. di nga fa fekk ay syndicats yoo xam ne ñoo ëpp kii bi nii boo demee ci enseignants yi di nga gis parce que syndicat moom. défendre intérêt matériel ak moroowu liggéeykat yi kese moo leen tax a jóg. mais ñun tey dañoo nekk ay syndicat boo xamante ni sur 400 membres. 350 yëpp ay ndaw lañ ay jeunes lañ yoo xamante ni ñoo bokk même génération. donc moo tax. mais loo def bañ dàq la. donc loolu donc fi ma nekkoon la. donc sama secrétaire général la sax. loo fa wax ak loo def donc li ma fa wax mooy man dama nekk nit koo xamante ni. donc dama am sama liberté d'expression. donc am na loo xamante ni su ma gisee ni yaa ngi koy def doxul dinaa la woo ci durux wax la boo déggulee nag ma taxaw jàkkaarloog yow wax la. yaa ngi dégg parce que moom li ñu jote woon mooy problème mu élection de délégué. du personnel. mu am benn waay boo xamante ni da ko bëggoon a teg sama kaw ma ne ko man kii du ma jiite. parce que man def naa lii ci syndicat jaar naa lii def naa lii ak lii su ma sañoon man kii bu ma naree jiite ma bàyyi. mais su leen laa lay xamal. dem nañ élection délégué passé ñu am 0 délégué. ñu nar a demaat élection délégué suñu amaatee 0 délégué da ngay teg sa ndomba tànk. donc mu défier ko mu défier ma. ñu delluwaat élection mu amaat 0 délégué. ma ne ko nag entraîneur équipe nationale su demee ñaari yoon coupe d'Afrique mënul génn match de poule. donc dafa war a démissionner wala ñu daax ko. man par principe dootoo ma jiite. donc après ñu complot dàq ma. donc ñi ma dàq boo xamante ni jaarul yoon. ma toog jàpp sama ñaambur. donc liggéeykat yi nga xamante ni mbay délégué lañ ma daan woowe parce que ku mës a am sa problème boo ñëwee si man yàlla dina ma dimbali ma régleel la ko. donc ñoom ñu ànd ak man. dooleel ma ñu créé suñu syndicat yàlla di ñu jàppale tey jii nii. wax dëgg fa yàlla am na ay réalisation yu bëri yoo xamante ni def nañ ko ci liggéeykat yi jàppale nañ leen. ba léegi ngeen am 400 membres et tout yéen a mujjee judd yéen a caat bi foofu Dakar Dem Dikk. voilà léegi ñu laaj la si nu mu tuddati syndicalisme ak li nga xamante ni moom mooy politique sànq sax wax nga ko si biir. da ngay gis ni sax kii yu bëree bëri souvent problème interne yu bëri yu am looloo koy andi bu fekkente ni da nga jiite syndicat am connotation politique
jiite syndicat far ci nguur gi wala jiite syndicat far ci opposition bi bu fekkente ni vraiment amoo benn ndëgërlaay bi vraiment souvent doo mën a def sa liggéey objectivement donc yow naka nga gisee li nga xamante ni mooy syndicalisme ak politique est-ce que ànd nga parce que jafe-jafe yooyu du seen secteur rek boo demee si njàng meeg njàngale bi fekk ko fa boo demee ci santé bi fekk ko fa foo mënti dem même biir université sax da nga ko fay fekk parce que souvent da ngay gis ne kii jiital nañ ko mais ci gannaaw fare na ci opposition wala fare na ci pouvoir souvent décision yi muy jël wala combat yi muy kii dafay daal di ça pose problème yow jàpp nga ni ànd na wala àndul. non syndicalisme ak politique man sama philosophie mooy. loolu àndul te d'accord uma si. parce que dafa am syndicalisme ak syndicalisme. syndicalisme mooy. syndicaliste bi nga xamante ni xaalis kese moo ko intéressé koppar kese moo ko intéressé. te en plus tey jii nii boo nekkee comme ça tey bu fekkee da nga far ci nguur gi. nguur gi da nga koy bàyyi mu def lu ko neex. bu dee da nga nekk opposition. doo mës a gis loo xamante ni nguur gi def na ko ci lu baax. ba tax na ci kaw loolu il faut tamit ñuy am benn patriotisme syndical. nga nekk syndicaliste xool sa digganteeg sa borom ak sa tëraayu bàmmeel di def loo xamante ni tey jii nii da ngay quitte avec ta conscience. kenn du la manipuler. parce que boo faree fenn rek dina la jéem a manipuler ci seen côté. donc loolu moo tax ma ciy woo sama mbokk syndicalistes yi nañ bàyyi politique bi. parce que politique. bari na de foofu Dakar dem dikk. waaw bëri na fa ay syndicalistes politiciens ay yooyu mënul ñàkk. mais aussi ñu jéem ko éviter. man bokkuma ci benn parti politique te dama bëgg parce que di nga njaboote ñëpp di nga njaboote ñu bokk ci Sonko ñu bokk ci Idi ñu bokk ci Macky ñu bokk ci feneen. léegi bu ñu la gisee yow ngay jël benn prise de parti donc da ngay xaw a jaaxal ñeneen ñi. mais am na ñoo xam ne nee nañ du dara bu fekkente ni mën nga def distinction bi def sa rôle syndicaliste bu jotee sa rôle tamit partisan bu jotee. xam nga na ma yàlla baal te jégal ma nga baal ma ci kàddu gi. parce que politique ak syndicat dañoo am lu leen utale. syndicalisme donc mun nga def lu nekk mais fen moom. nanguwuñ ko ci. mais bu dee politique moom donc dañ naan foofu fenn sax dagan na fa pour nga mën a am benn kii. baal ma ci kàddu gi quoi. mais loolu moo waral syndicat moom boo xasee fenn liggéeykat yi moom dee nga. doo da ngay suul buñ ko xamee c'est fini. mais bu dee politique nag moom loolu moom permettre nañ la ko. politicien moom jàppal ni bu la waxee fukk. 9 yëpp lu ci ëpp. yow Mbaye Diaw boo jógee fii politicien yi dinañ la attaqué. non man gëwuma politicien. sincèrement gëwuma politicien moo tax man soruma ci quoi. franchement parler. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba Moreau dalal Mbaye Diaw nekk secrétaire général bu syndicat des transports routiers bu Dakar Dem Dikk nekk tamit chef de section logistique foofule ca Dakar Dem Dikk Covid 19 bi ak Dakar Dem Dikk yéen naka ngeen ko dundee laal na leen laalu leen gis nañ ni secteurs yi nga xamante ni Covid 19 ñoom la gën a impacté dem beeg dikk bi ci la bokk est-ce que Dakar Dem Dikk naka ngeen dundee crise Covid 19 bi ak seen liggéey. waaw dund nañ ko dundin bu méttee métti. parce que ba Covid bi déparé ba feebar bi feeñee. ñun ñoo gën a exposé parce que ñoo yóbbu nit ñi. te accompagnement bi nga xamante ni waroon nañ ñu ko accompagner. defuñu ko muy la direction générale. mais teewul tamit liggéeykat yi fa nekk fas am seen jom am seen fulla ak seen fayda. di jànkoonteel mbir mi di xëy di wàcc couvre-feu bi am nañ suñuy agent yoo xamante ni ci couvre-feu bi jàpp nañ leen. ñuy liggéey ñu wàcc di liggéey dañ nañ fa lu nekk. te li ñu gën a metti mooy. wax dëgg fa yàlla état bi ba mu jugee pour accompagner Dakar Dem Dikk ci Covid bi. donc ñun ñi nga xamante ne ñoo doon sonn di rey suñu bopp gisuñu suñu bopp. koppar yi ñu lim. waaw parce que génne nañ milliards yu bëri ne secteurs yi mu gën a laal danañ leen ci jox dem beeg dikk bi et tout sentir ngeen koppar yooyu Dakar Dem Dikk ñaata lañ leen jox. non sentiruñ ko mais li ëppoon solo mooy dañ ko defoon pour jéem a assurer suñuy salaire. waaye ñun suñu bopp waxoon nañ pour que ñu ndàmp liggéeykat yi. maanaam jox leen prime corona. te it à notre grande surprise am na ñu fa am prime corona te ñooñu tey jii nii. yàlla dogal na seen loxo jot na seen ginnaaw. muy ay cadre ay kii yoo xamante ni donc jël nañ fa benn xaalis boo xamante ni nee nañ ni ñii dañ ko séddale pour jox leen prime spéciale pour corona nangam sangam. te loolu nag dañuy jàpp ne injustice mënut a passé loolu mun ñu fekk ñi nga xamante ni durant corona bi yëpp ñoo doon assurer service minimum bi. kenn ndàmp leen kenn joxu leen bàyyi leen fa ne leen fa ñu ko dem jox ñoo xamante ni donc ñu ngi tëddoon seen kër wala ñu ngi toogoon donc ci jox boo xamante ni jaarul yoon mais ci période Covid 19 bi yëpp yéen jox nañ leen doon nañ leen fay normalement seen salaire. suñu salaire tardewul wax dëgg fa yàlla. tardewul mais
naka ngeen ko dundee maanaam gap amoon na ci peut-être taxaw amatul woon. clients yi wàññeeku gis nañ ni même pas 15 heures 16 heures ngeen wàcce ainsi de suite. naka ngeen ko dundee am na ñu yóbbu woon chômage technique est-ce que ñooñu ñu ngi leen doon fay. waaw wala déet. donc ñoom ñëpp metti woon na nag quoi wax dëgg fa yàlla parce que société boo xam ne danaan def presque chiffre d'affaires 20 et quelques millions. tey mënu doo dem ba ak ci ay 5 millions 3 millions. parce que interurbain bi dawul woon. AIBD bi dawul woon. donc réseau bi. ay 13 personnes lañ la autorisé woon wala 20 personnes. donc loolu foo jaar dina am ay conséquences néfastes. ba tax na ci kaw loolu donc amoon na suñuy acquis yoo xamante ni dañ ko amoon lu ci mel ne ay pré-baptême lu ci mel ne ay denrées alimentaires yooyu yëpp. donc finalement dañ ko mujj arrêté. donc parce que tamit am nañ ci impact économique boo xamante ni du ñu gaaw a bàyyi noonu. mais aussi état bi tamit wax dëgg fa yàlla ci fonds de résilience bi am na ndimbal boo xamante ni jàppale na ko Dakar Dem Dikk. pour que parce que Macky Sall moo ne bu kenn dàq liggéeykat. bu kenn yóbbu chômage technique donc loolu moo tax yàlla xaw ñu suturaal. yéen yóbbuñ kenn chômage technique yóbbuñ kenn chômage technique. wax dëgg fa yàlla. te ñu ngi leen doon fay seen salaire suñu salaire à temps. mais prime bi. prime yi dafa am ñu ñu ko jox. daa am les koppar yi nga xam ne état wu Sénégal kon jël na ko jàppalee ko par exemple Dakar Dem Dikk koppar yooyu si ñan la demat. donc loolu suñ wala moo doon permettre ngeen fay salaire moo assuré woon suñuy salaire rek suñuy kii. mais am na loo xamante ni ba ñuy yóbbu enseignants yi ak ba ñuy kii. donc à notre grande surprise dégg nañ ni. am nañ loo xamante ni am nañ ñu ko séddale ñu jël. ci code période tabaski bi. loolu nag dafa upp suñu bopp ñun ñëpp. te loolu tamit bëgg nañ ñu leeral ko nu mu gën a gaawee en plus directeur bu bees bi ñëw tamit mu bàyyi ci xel bu baax a baax ba tey ñu ngi dund mbiru corona. am na xam nga métti na fa trop. parce que tey jii nii receveur bi mooy jëndal boppam gant mooy jëndal boppam gel yaa ngi dégg mooy jëndal boppam masque keneen ku nekk ku fay liggéey guddi yu ñu toll nii yaa jëndal sa bopp loolu parce que benn yoon lañ ñu ko doté ñaari yoon après kenn doté waatee ko waaw. mais naka nga gisee actuellement pratiquement même mesures yi ñu jëloon yëpp teggi nañ ko ba bi ci mujj sax taxaw bi ñu doon tere commencé waat nañ taxaw ainsi de suite yow loolu nga lan nga ci wax feebar bi jeexagul permettre nañ léegi taxaw bi si ñu ngi koy sol ba fees alors que wax nga ko yéen sax amoo leen équipement rawatina sax clients yi nga xamante ni ñu ngi dugg ci woto bi naka nga gisee loolu. feebar baa ngi fii demagul jeexagul gis nga ñu ngi wax ay France ak yooyu ay deuxième vague mi ngi commencé di fa am fii ñu nit yi commencé waat di taxaw ci bus yi. waaw mais fagaru rek et en plus tamit vivre avec le virus. wala yéen moo leen gënal ñàkk kii bi. comme ni ko président waxee rek. parce que tamit ñun dañoo nekk ci dëkk yu gën a ndóol ci àdduna bi. yaa ngi dégg. peut-être France moyens yu ñu am. Occident moyens yu ñu am ñun amuñu moyens yooyu. ba tax na ci kaw loolu donc ñu jéem a xool rek nan la ñuy dundee ak le virus. donc man de xalaat donc yow moo gën peut-être mesure restriction yi ñu tegoon économiquement. waaw malgré le risque daal. malgré le risque moo gën parce que tamit. donc dafa metti ci ñëpp. mais ban gap parce que aftu ñoom neen li si ñàkk kenn xam mais Dakar Dem Dikk moom gap bi bu ko kiiyee si nombre de mois presque 6 mois yoo xamante ni. non ñàkk na ci lu bëri moom. ñàkk na ci lu bëri ci wàllum koppar. te it feeñ na ci Dakar Dem Dikk bu baax a baax. bu ci état bi jàppul woon moom. ça sera dina metti trop ci ñun. waaw parce que tamit su fekkee ni tey jii nii. yow kaar boo xamante ni. bu xëyee parce que ñun suñu rôle mooy yóbbu population bi. yóbbu population bi tey contrat la boo xamante ni contrat social la. entre état ak population Sénégal. parce que amuñu droit. population bëgg déplacer du ñu am moyen de déplacement. loolu moo tax tey Dakar Dem Dikk ak Sénégal Dem Dikk. donc yoon la woon ñu yóbbu nit ñi. tey Sénégal Dem Dikk boo nee tey jii nii région yëpp tëjoon nañ ko. benn car dematul. nga ne AIBD car yi voyageurs yi nga xam ne ñoo daan jugee aéroport di ñëw nga arrêté ko nga réseau bi nga xamante ni car bu nekk dina verser moyenne 80 000. léegi mu ay 3 500 lay verser 4 500. donc loolu day am ay impact yoo xam ne da koy def économiquement. mais aussi état bi tamit wax dëgg fa yàlla am na accompagnement bu dëgër boo xamante ni jàppale na ko Dakar Dem Dikk. ci côté boobu. waaw donc léegi yow naka nga gisee Mbaye le fait que temps bi sax bareetul affaire surcharge mu dem ba bokk ci dundinu sénégalais c'est vrai que bi corona bi amee gis nga oto yi début bi sax par benn fii benn fee aéré mujj gi ñu ne waa nombre de places rek taxaw amatul ñenn ñi sax jàpp ni loolu moo normal même bu taxaw di am sax peut-être war nañ ko limiter mais lan moo tax surcharge boobu maanaam culture surcharge léegi bokk ci sénégalais yi.
waaw non c'est-à-dire xam nga du question. wala koppar bi rek moo ci am importance. comme ni nga ko waxee dama jàpp ni bus bu ñu koy defar. dañ ciy boole waale place assise ak place debout. waaw tey amul benn dëkk booy dem ci taxaw bi ëpp na. waaw xaaral ma expliquer la amul benn dëkk booy dem ci àdduna bi. tey doo gis bus yi duñu am ñu taxaw. métro yi sax dañuy fees. mais aussi li ñu war a jàpp mooy ñun en tant que sénégalais en tant que population mooy ñu jéem a am tamit benn comportement boo xamante ni. bu kii lay doon. parce que corona bi tamit wax dëgg fa yàlla am na lu bëri loo xamante ni. andi na ko ci côté comportement. léegi il faut tamit ñu gën a defaraat suñu comportement di laal ay gel alcoolique di am ay masque di def affaire yoo xam ne. mais yéen tamit ni ngeen di chargé bus yi est-ce que du ngeen ko bàyyi tamit. non ñun. mais debout buñ ne tamit bàyyi debout 15 par exemple sax Dakar dem dikk sax ñoom peut-être xaw na ngan mais buñ ne par exemple 15 debout mais ngeen yem si 15 debout. non ñun moom permettre nañu ba ñu am ay 60 debout. waaw parce que bus bi moo yaatoo noonu. parce que dañu leen bus minimum mun na yóbbu 100 personnes 90 à 100 personnes. yaa ngi dégg bu dee 25 places assises la am donc mun nga. mais suñu leen waxee 100 debout est-ce que kon yéen saa du ngeen def 200. non duñ def 200 man ñun bu dee Dakar dem rek dañuy am tout le temps renouvellement de charge. parce que arrêt bu ñu dem dina am ñu yéeg dina am ñu wàcc. yaa ngi dégg donc noonu la fay demee mais aftu moom état bi war na ci gën a mën a veiller. yaa ngi dégg. parce que tamit foofu yaa di n'importe quoi. léegi lu ko intéressé mooy am xaalis. ñi saccagé bus yi yow loo leen di wax. waaw non en cas de manifestation duñ viser sax aftu mais Dakar dem dikk la ñuy viser. loolu ban message. loolu dañ koy naqarlu di ko ñaawlu rek. mais aussi di wax ak tamit population bi ñoom it ñu am benn conscience bu bees. parce que li ngay taal tey suba yaa ciy dugg. li ngay yaax tey suba yaa ciy dugg tey boo demee dépôt Ouakam sa xol day jeex. kaar yu ñu fa toj kaar yu ñu fa taal ay bourses yu taar ñu taal kaar ay équipe nawetaan bu ñu gañe nga taal kaar mbër bu ñu daan nga taal kaar donc yooyu da nga koy def. foog ni Dakar dem dikk nga koy def mais sa bopp nga koy def ëllëg parce que yow miy taal kaar tey suba yaay taxaw ci arrêt bi di xaar ay 1 heure de temps 2 heures de temps. loolu moom dañ koy méttilu di wax tamit état bi mu jël ci ay matuwaay yu mat sëpp. képp ku ko def ñu jàppale la ràpp ci kaso bi. voilà naka nga gisee décision bi nga xamante ni njiitu réew Sénégal jël na ko wala annoncé na ko nee na dafiy jëlee car rapide yi nee na tamit 7 places yu màgget yi gis nga dañ leen di remplacer ak yeneen oto yu bees loolu lan nga ci mën a wax. waaw man personnellement. damay saluer décision bi. mais bu fekkee ni na ci am fulla ak fayda. parce que ñëpp xam nañ ni transport moom. Sénégal da ci waroon jëm kanam mais da ci dellu ginnaaw bu baax a baax tey boo demee ci sous-région même boo demee ay Mali wala ay yeneen dëkk sax nga xamante ni Sénégal moo leen raw téeméeri junni yoon mais boo demee seen parc automobile da ngay gis ay oto yu bees ñoo fay daw. mais fii rek ngay gis ay oto yoo xamante ni depuis avant indépendance ba tey. kon yow d'accord nga ñu jëlee fi car rapide bu baax a baax. dañ ko fi war a jëlee. parce que loolu Ablaye Wade waxoon na ko. mais amul mesure d'accompagnement. Macky Sall indi woon na ko mais amul parce que aftu yi bañ leen di indi fii dañ leen di remplacer ak car rapide mais tey jii nii car rapide yi tey lañ gën a bëri parce que politiciens yi seen bopp ñu ci bëri ñu ngi am ay aftu am ay car rapide yaa ngi dégg donc du leen arrangé ñu bañ a def loo xamante ni dañ koy def par politique wala pour poudre population bi rek mais na am fulla ak fayda su ko fi bëggee jëlee mën na ko fi jëlee. Dakar Dem Dikk ak 400 millions yi mu amee Sénac ba ñu dagg seen carte rapido yi loolu loo ñu si mën a wax. waaw loolu moom vraiment. xaw na doy waar quoi parce que tamit ñoom. bañ ba problème bi amee man personnellement dem naa saisir le directeur général ne ko gars yi équipage yi sonn nañ clients yi sonn nañ. ñëpp xam nañ ni yoonu croisement Cambérène bi day xat yoonu Pikine bi dafa am ay travaux. te boo bëggee jël car yëpp delloo leen ci kii day metti mu ne moom ci contrat bi nga xamante ne amoon na ko ak waa Eiffage. donc fay bi nekkul fayu global. day dugal la ba mat yaa ngi dégg. mais Eiffage dafa taxaw ne Dakar Dem Dikk jot na xaalis rek na ko fay lépp nu mu gën a gaawee. te tamit loolu dañ ciy interpeller le ministre du transport ak le président de la république. parce que tey jii nii Dakar Dem Dikk mënul nekk société publique nationale nga xamante ni population bi ñëpp a ko moom askan bi yëpp a ko bokk. Eiffage nga xamante ni tubaab bi ñoom ñoo ko moom jëlee ko fële tey biisu Dakar Dem Dikk ak biisu aftu ak biisu leneen ñoo bokk même prix bu ñuy fay. donc loolu moom du dëgg du yoon te ñëpp xam nañ ni tamit Eiffage li autoroute à péage bi ñëpp xam nañ ni prix bi dafa cher. trop ci képp ku fay jaar. ba tax na tamit mais lu tax yéen yooyu du ngeen koy kaas tamit. non ñu ngi ci ñu boo bokk na suñu plateforme. di yëngu di def ay marché bind nañ le ministre du transport. ci par rapport ak prix wu aftu yi prix wu Eiffage. nga xamante ni tamit métti na ci Dakar Dem Dikk parce que Dakar Dem Dikk su xëyee dina fa def ay rotation yu bëri. Sénégal Dem Dikk même chose. AIBD mais lu tax mënoo organiser marche. non xam nga période Covid bi nii mënoo ci organiser marche. dem organiser marche dem buntu
bale dem Eiffage munoo ci organiser marche. wane ni lii dafa cher période Covid bi munoo ci organiser marche. mais bokk na suñuy plan d'action yoo xam ne bëgg nañ ko teg ci kanam. bu ko defee ñoom ñu am benn kii boo xamante ni dinañ ko kiiwal Dakar Dem Dikk muy fay sax 50% wala kii pour cent bañ ñu fay mais nañ ñu ko wàññil parce que tey jii nii bu fekkee ne yow ci départ bi di nga ci def 4 yoo xamante ni ci péage bi ngay jaar wala 5 yoo xamante ni ci péage bi ngay jaar bis bu nekk. donc loolu war nga ko mën a amal benn réduction boo xamante ni donc 30% lay doon wala 40% parce que service public lay def. loolu moo am ci àdduna bi yëpp. mais Eiffage fii rek lañ gis ni Eiffage ni ñu leen joxee contrat bi ñëpp xam nañ ni jaarul yoon. ni ñuy exploité population bi ñëpp xam nañ ni jaarul yoon. ba tax na tamit loolu côté boobu noonu. bokk na si indi ay jafe-jafe yoo xamante ni day metti ci ñun te aussi waa ji bees ci bu ñëw. moom it na jéem a fexe nu mu éponger dette boobu. waa ji dootul turam yow da nga ragal sa DG. non du question de kii. mais man maa ngi doo gis syndicaliste bu ragal ay DG. ragal boo gisee ma ne waa ji ragal maître Moussa Diop boo gisee ma ne waa ji. ñemewoo tudd turam waa ji nu mu tudd non mooy kii bon DG bi. DG bi nu mu tudd bu xatab je ne sais pas voilà xam mënaguma ko bu baax a baax. moo tax ma ne waa ji quoi parce que dama ko toujours dama koy jaawale ak Boun Abdallah. du ragal DG non ragalul man su ma demee ba nar a ragal DG ma teg sama ndomba tànk man DG bu ñëw sama kanam damay taxaw jàkkaarloo moom DG bi fi jógee donc j'ai pas froid aux yeux pour jàkkaarloo pour wax ak moom parce que j'ai la tête haute deful ma dara jàppale ma dara DG bu fi nekk tamit même chose commencé gul mu ngi mais doo ko gësam ne ko taxawal ci lii gësam bi ñu koy gësam ñu ngi ko koy gësam defal nañ ko document bu dëgër boo xamante ne lépp luy metti Dakar Dem lépp luy tolof Dakar Dem Dikk defal nañ ko këyit tënk ko jox ko yaa ngi dégg mais aussi en communication télé ak rajo dafa am forme de communication da koy wax pour mën a kii sa Mbaye daa man damay invité syndicaliste yi mais ñoom dañoo ñeme seeni DG de léegi ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi temps bi jeex na waaw vraiment maa ngi nuyu auditeurs yëpp di am contenté ci émission bi ci dalal bi nga ma dalal di nuyu tamit waa Dakar Dem Dikk yëpp di ñaanal yàlla missionnaires yi nga xamante ne ñooy dem Touba ak pèlerins yi dem Touba yëpp yàlla yóbbu leen ci jàmm indi leen ci jàmm di ñaanal suñu chauffeur yi yóbbu kaar yëpp kenn ku si nekk yàlla defal la jàmm musal la ci ayum tali nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm donc di nuyu tamit sama membre syndicat muy waa SDTR 3D maa ngi nuyu membre yëpp di leen ndokkeel ci màggal gi di tamit ñaanal ñëpp jàmm di ak sa bras droit Abdoulaye Niang moom sama waay la moom it vraiment maa ngi koy nuyu de passage waa AIDB waa Sénégal Dem Dikk waa FES Dem waa techniciens yi mécaniciens yi waa bagage si Sénégal Dem ñëpp tout ku lim juum daal Dakar Dem Dikk yëpp daal maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm di tamit wax ni bu fekkee ni wax naa fi lu ñagas wala lu kii rek maa ngi siy jégalu bu baax a baax juste que da nga ragal sa DG rek ay co mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki lee di Mbaye Diaw nekk secrétaire général bu syndicat des transports routiers bu Dakar Dem Dikk nekk tamit chef de section logistique ñu doon waxtaane lépp lu soxal rek liggéey ba foofulee ca Dakar Dem Dikk ak lépp lu soxal dem beeg dikk bi file ci Ndakaaru ak Sénégal ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité di remercier tamit Abdoulaye Niang mi nga xamante ni moo ànd ak moom di remercier Mamadou Diallo bi nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci machine bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com ba samedi prochain ci beneen émission incha allah.